du bëri parce que li ñu waroon wax lépp wax nañu ko ñu dégloo li ñu waroon wax lépp wax nañu ko ku am poulain bu tudd Assane Samb mu ñëw jël kàddu fii li mu wax kenn amul loo ci teg dama ne la mën ngaa noppaliku ci ay waxatuma Alioune waxatuma ñeneen bon su ma wax du ci bëri monsieur le maire tey su ma wax du ci bëri dafa am rek lu ma bëgg a wax lu mu bëgg a leeral te loolu dafa am solo may jël nuyoo bi di ci jiital koo xam ne suma xarit la suma confident la lépp la ci man di suma pap muy El Hadji Papa Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax parce que man dama am pap boo xam ne suma xarit la suma confident la lépp lu mu doon ci àdduna dama koy waxtaane ak moom bon maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu koo xam ne suma papa la tamit mais suma lépp la muy suñu ndijaay di suñu xarit muy El Hadji Aziz Ndoye Papa Aziz maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu koo xam ne Babacar wax nga ko sànq nee naa la man ak Abdou Naar mburu la ak soow wala mburu ak sookër boole naan rek wala boole tuur parce que suma mag la suma xarit la lépp la ci man bon Abdou maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax monsieur le maire di nuyu honorable député madame le maire maa ngi lay nuyu dama ne woon dama lay jox kàddu gi Ndeye Ndoye ne nañ bàyyi noonu moom bu waxee rek wax nga loolu moo tax joxuñu la kàddu may wax ne ñun fii ci Ngaparou honorable député tey dafa amoon engagement boo xam ne dafa waroon dem mais daf ne Ngaparou du ñu organiser moom du ñëw toog muy kenn ci waa Ngaparou ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax honorable lépp lu Ngaparou organiser yaa ngi ñëw teew yow bañ nga ko ba da ngay ànd ak waa Ngaparou di def proximité ci Ngaparou yow Ngaparou nga bokk jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax a baax Moussa Sène l'intellectuel l'infatigable nit koo xam ne lu baax rek lay wax lu baax rek lay def Moussa da nga ànd ak Ablaye Diouf Sarr di ñëw rek yor pousse di ñëw rek foo dégg lal rek yaa ngi dem di ko dox di ko ñëw jërëjëf Moussa merci beaucoup di nuyu Papa Kos ñàkk a ki ñaan Papa Kos yow ñàkk a ki ñaan laa lay wax li nga def ci politique bu ñu doon bind annale politique bu Yoff dama ne sa tur ci kanam lay nekk xamuma ñi la xamul mais ñun ñi la xam nañ loolu nga tett ñu ci politique jàngal ñi nga ñëw taxaw jël engagement jël position wax joo xam ne ñépp mën nañ ko dégg ne le meilleur candidat waruñu toog sax di xalaat kaneen te Abdoulaye Diouf Sarr ne fi loolu ay caaxaan la donc jërëjëf Père Kos maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu l'ami de la jeunesse le secrétaire général de la jeunesse l'infatigable Babacar Mbeng Babacar maa ngi lay nuyu bu baax waaye dafa am koo xam ne su ma seex la fuñ ko gisee rek gis nañ Jàmbe Jóob fu ñooy bokk oto ñooy bokk añ ñooy bokk lépp ànd bi yàgg muy suma xarit di suma seex Ibrahima Fall Ibrahima maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax monsieur le maire Papa Djibi Diagne Papa Djibi ñu ngi lay gërëm yow fii boo fi toogee ci Ngaparou yow toogaloo fi sa bopp El Hadji Massamba Mbeng di woon lépp ci Ngaparou mënoon ci Ngaparou ci lépp zahir ak baatin moom nga fi toogal ñu ngi jël nuyoo boobu di ko ñaanal yal na ko yàlla xare aljana Papa Mass yal na ko yàlla fay coono bu mu doon def ci Ngaparou di ko def ci Yoff waxuma Ndakaaru waaye ci àdduna bi yépp man toog naa nit mu wax ma ne ma am na kilifa gu mag boo xam ne saa yu masaana tawat moo koy jël yóbbu ko Fès faj ko andiwaat ko donc loolu damay bañu dugg ci détails yi mais man xam naa as maa ngi lay nuyu bu baax
di nuyu suma grand yi nekk si gannaaw Kapelo maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu suma mag yi nekk si gannaaw sama doomu ndey maa ngi leen di nuyu Pape Birama c'est un secrétaire général de parti mu ñëw Ngaparou ànd ak ñun nekk rakku Ablaye Diouf Sarr bëggul dara si kanam laa ko tegoon mais bi gan yi ñëwee dafa dem si gannaaw bëggul dara ànd ak ñun nekk ak ñun nekkin bu rafet Pape Birama ngeen tàccul ma ko bu baax maa ngi lay nuyu tey nag suma message As Ndoye nuyu naa ko grand As di nuyu sama chéri Coco mon amour maa ngi lay nuyu lu ma am yaa si gën tante Marème Ndiaye jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu jigéen ñi nga àndal ñépp Abdou Naar wax na ko sànq njabootu Ablaye Diouf Sarr benn lañ ku xewle rek ñépp dañuy ñëw teew maa ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm di nuyu suma jigéen ñi bopp maa ngi leen di nuyu xam ngeen seen bopp Aminata Mbaye mbaa cuu maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu Njambe yàgg nañ laa bëgg diggante ni yàgg na waaye góor si man saare maam ngaal mi ku ko bëgg ñu bëgg yàlla la yàlla defal jàmm Njambe yàlla nga dem ba dégg monsieur le ministre comme ni ma ko ñaanalee kii nga xolo gii nii yàlla la ñëpp jox boobu Njambe yàlla la yàlla bàyyi Ablaye Diouf Sarr Njambe yaay góor ordonnance bi ñi di wax dañ mën a wax rek Njambe sama doom bi mu nekkee xale jardin première année nga yóbbu ma Dantec boole kaan jël sama doom jël ko en charge di ko fayal jàng ba heure bii nii yàlla na la yàlla defal jàng bëgg na muy mouvement engagé ba mu jeex yàlla la mouvement engagé yàggal atunaan bii naa la man ari mangaay honorable jërëjëf di nuyu l'infatigable koo xam ne dafa bëgg Ablaye Diouf Sarr ba mu jeex tax mooy koo xam ne bu demee Dakar dafay représenter Yoff dignement su ñëwee Yoff représenter fi Ablaye Diouf Sarr dignement suma sœur suma deret suma xarit amul topp maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax Assane Dieng suma xarit di suma ndijaay sa yaay ak suma yaay bokk sa pap ak suma yaay bokk nga nekk suma ndijaay nekk suma xarit yar ma nag fii si Ngaparou gëm ma yàgga si yow lool Assane maa ngi lay gërëm maa ngi jël gërëmu waa Mbadakhoune di ko teg si loxo yaa sëy dafa ma bëgg ba jeexal takk man des fois buy wax si man su ma yaram dafay daw loolu ñépp xam nañ ko yaa sëy jërëjëf a jëf waa Mbadakhoune aw ma seen fay la jeunesse aw ma seen fay ale Mbadakhoune dama ne man Mbadakhoune laa boole suma bopp mi ni kon yaa dëkk Ngaparou mais loolu ku ma siy bàyyi na ma si bàyyi ku ma bëgg na ma bàyyi waa Mbadakhoune ku ma bëgg na ma bàyyi la jeunesse Mbadakhoune may nuyu koo xam ne kenn la si Yoff tey jii dafa waroon jiite coalition mu bàyyi lépp ànd ak Ablaye Diouf Sarr ne ko maag yow ñoo bokk a bàyyi muy monsieur le maire Mamadou Sylla ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax le général comme qu'on t'appelle affectueusement et en réalité tu es le général de Ablaye Diouf Sarr Ousseynou Thion maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax suma message Papa Kos tey dinaa def message bu xala doy waar mais ngeen baal ma waaye wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ ma wax te jotagul wala dañ ma wax te waxuñu ma fuñ ma war a waxe
mais tey dafa am wax joo xam ne dama ko bëgg a wax may wax ne man tàgguma suma bopp de waaye Njàmme Jóob Mama Njallu Mbaas Mama Njallu Mbaas Mama Ndaw Juuf Mama Ndaw Juuf Ilimaan Juuf Ilimaan Juuf Njira Juuf Njira Juuf Maamu Samba Jeen Maamu Samba Jeen Njàmme Jóob man maay donay Masaalu Mbaas du tàgguma suma bopp tàgguma suma bopp de dafay fekk rek dama nekk pencum lébu te dafa am lu mu bëgg a wax man maay sëtëb ñaari maami waliyu Tafsir Njëga Gay ak Mama Ndaw Juuf waa Abdou man kun moo ma gën a dëkk si dëkk bi kan moo ma gën a dëkk Yoff wallaay amul Abdou bon man su ma ragalee xaw ma li ma doon xaw ma li ma bokk bon man Njàmme Jóob mënumaa ragal monsieur le maire à l'âge de 25 ans ñaar fukki at ak juróom moom lañ ma fal ma nekk adjoint maire topp si Mamadou Diop fii si Yoff monsieur le maire j'ai été à l'université et j'ai eu mon diplôme. Moussa Sen m'a formé. J'ai été président de l'association des étudiants élèves de Yoff pendant plusieurs années. Monsieur le maire, j'étais avec vous. J'ai été président de la zone 6 de Yoff pendant 6 ans. Monsieur le maire, j'ai été président de l'ASC Ngaparou pendant 6 ans. Monsieur le maire, j'ai été commissaire au compte de la Fédération sénégalaise de football. Monsieur le maire, j'ai été. fépp fu ma jaar maa ngi tàllal suma loxo man Cheikh Ahmed Tidiane laa gëm. Monsieur le maire, Cheikh Ahmed Tidiane laa gëm julit la taalibe Serigne Babacar Sy la maa ngi waat si Serigne Babacar Sy maa ngi waat si Cheikh Ahmed Tidiane maa ngi waat si téere alxuraan ne fii ma mas a jaar yëpp zéro faute masuma faa def dara lu ñuy wax wallaahi maa la ko wax zéro faute man masuma jaar fenn bañ na Njàmme Jóob dara musuma see def dara zéro faute je suis blanc comme neige et j'ai les mains propres man Njàmme Jóob moo tax quand le gars ñu ne fële si tongoor la toog di wax ju ñaaw jëmale ko si Njàmme Jóob di jox wax ju ñaaw jëmale ko si Abdou Naar Abdou tu es blanc comme neige tu as tout fait pour Yoff nous sommes blancs comme neige. La famille de Abdoulaye Diouf Sarr est une famille blanche comme neige. fii si Yoff amul dara loo xam ne taxaw nañ ko muy suñu maroom wala muy suñuy mag kenn mënu si lépp lu ñu toll rek dox nañ ko ba mu mat sëkk. leneen li ma bëgg a wax mooy Abdoulaye Diouf Sarr nit ku baax la. Abdoulaye Diouf Sarr nit ku yaatu la Abdoulaye Diouf Sarr nit ku am yërmande la nañu bàyyi problème di am si biir famille ñu koy jël di ko interpréter naneen ku am sa famille na nga lijjanti say problème sa biir famille bàyyi man Njàmme Jóob suma famille man nii
nañu bàyyi Abdoulaye Diouf Sarr ak famille am. Je lance un appel à tous les Yofois. Les gens qui sont là, je sais pas si pencum Yoff lañ tudd xaw nuñ tudd. Ils n'ont qu'à gérer leurs affaires à l'intérieur de leur famille et me laisser ma propre famille. Abdoulaye Diouf Sarr nit ku baax la suñu amee problème loolu dañ koy gérer su suñu famille. C'est pas nit ñi waa pencum Yoff ñoo mu koy gérer. C'est pas keneen moo ñu koy gérer. Baye Ousseynou Diop est mon fils. Je l'ai façonné. Je l'ai mis à l'école. J'ai tout fait pour Baye Ousseynou. Baye Ousseynou reste et demeure mon frère et il restera toujours mon frère. Baye Ousseynou su ma rakk la su ma dara la lépp la si man. nañu bàyyi saytaane yi. duma ko nangu. monsieur le maire tey jii waxe naa noo xam ne wax ju kii la. mais il fallait que ma wax li may wax. beneen bi mooy je lance un appel à waa Ngaparou. dama ne waa Ngaparou li ñu nekk lu sérieux la. Abdoulaye Diouf Sarr est né à Ngaparou. Il a grandi à Ngaparou. tey jii képp koo xam ne dafa war a jàppale Abdoulaye ñun ñoo si war a jiitu. bon bu ñu des tëgg mi neex na ambiance bi neex na leneen neex na mais dama li gën a am solo mooy ñu taxaw liggéey. Abdoulaye Diouf Sarr dafa soxla ñu accompagner ko. Abdoulaye dafa bëgg ñu jàppale ko ni ñu koy jàppalee mooy ñu jox ko Yoff. bu leen dégg discours naxaatekat yi parce que li ñuy wax teguwul ci fenn mooy ñun bu Dakar Abdoulaye Diouf Sarr la ñuy votel mais bu ñëwee Yoff dañuy xoolaat dama ne la képp ku ànd ak Abdoulaye bëgg ko jàppale yéene ko lu baax am yërmande ci moom da ngay voter moom Yoff fii voter moom Dakar mu gagné Yoff gagné Dakar loolu mooy mbir mi c'est le message fort que je voulais donner ñun waa Ngaparou ce n'est que le début. lii début la mais nañu gën a jàppaat taxaw Assane Samb li ñu si waroon wax lépp wax na ko mais le message que je voulais donner aujourd'hui c'est un autre message. Je m'excuse pour ce message mais il le fallait parce que saytaane yi dafa bëri jaxase bi dafa bëri nañ ma bàyyi suma rak bàyyi maa suma njaboot bàyyi maa suma mère bàyyi maa suma xarit Abdoulaye Diouf Sarr ñu bàyyi ñu suñu problème dinañ ko régler suñu biir ngeen baal maa xaw a salaam. ko doxee di ko waxee. su ma taxawee fii di wax yaa ma jàngal politique en 2012 ba ñuy créer les Amazones de Diouf Sarr man la woon yow Baye Ousseynou Ahmed Sow fu nañu dugg fa fu nañu teede baax lu nañu dox si kon donc Njambe dama lay sant di la gërëm di la wax ne nag yaakaar naa ne di sant nga yàlla ndax boo bootee nit tingoom nit jàppale nit dooleel ko ba tey kilifa gi nga xamante ne moom la ñu àndal di politique muy Abdoulaye Diouf Sarr mu tànn ko teg ko ci liste ville de Dakar yaakaar naa loolu sabu na may lancer appel à la jeunesse mobilisation bi c'est très important mbumbaay bi c'est très important am na solo lool waaye dafa am loo xamante ne moo ko ëpp solo mooy que ñu dugg ci kër bu ne dugg ci nekk bu ne toog ci lal bu ne ndax nag dañ ne 70% ñu ngi naan sax 75 de la population sénégalaise et les jeunes kon donc combat bi ñun jeunesse bi ñoo ko war a porter te sama xel dafa dal ndax Abdoulaye Diouf Sarr saa yu wootee ndaw ñi ñoo ciy ëpp saa yu wootee femmes yi moo ciy ëpp kon donc yaakaar naa ne Yoff moom du des ginnaaw beneen bi mooy dañu investir à la ville de Dakar ñuy ndaw di jigéen ñuy wax ne Diouf Sarr daf ñoo lancer défi ndax bu miser sur la jeunesse dem tête de liste Dakar fexe ba dugal fa kenn koo xamante ne jeune fille la dëkk dans au niveau de la commune de Yoff yaakaar naa loolu jeunesse Yoff la wax pour ñu taxaw te nag ngeen baal ma am na ñu ko wax mairie Dakar dafa am lu fa ne bourse yi ñu ngi fa wax nañ ko aide yi ñu ngi fa wax nañ ko waaye nag bu ñu fàtte ne dafa am commission jeunesse te tey jii nii Yoff jeunesse bi ñoo war a porter combat boobu gagner largement bu ñu gagner largement nag bu ñu demee ba foofu bu ñu taxawee am nañ droit laaj ne ñun dañu bëgg a commission jeunesse bu ñu joxee commission jeunesse nag en Njambe yaakaar naa ne Yoff
du si des ginnaaw ndax Yoff mooy suñu ay mbagg ñooñu tingoom ba fépp fu ñu mën a taxawal ko kii di Abdoulaye Diouf Sarr may ñëw ci vote bi pour terminer ñaari vote moo am muy vote commune ak vote ville bu njëkkoon benn vote moo daan am mais léegi ñaari vote moo am da ngay voter pour Yoff voter pour ville waaye nag dañuy compter il faut que tey Yoff ñu gañoo majoritairement il faut que tey yaay yi jeunes yi képp ku ne nga dem ci sa ay doom sa ay rakk sa ay jabar nga wax leen li ñu am nii yaakaar naa ne Sylla maa ngi lay nuyu da koy faral di wax nee na 50 ans est-ce que dinañ amaat ñun waa Yoff candidat à la ville de Dakar est-ce que dinañ ko amaat kon loolu noonu buñ ko raté ñun la jeunesse parce que ñu ñoo war porter combat bi maa ngi sant nit di gërëm ñu wasalaam. damay wax loo xam ne nag si njàmbe laay terminé parce que monsieur Kaw dafa am lu mu seede léegi njàmbe dafa def maaka mag tuuti njàmbe bi ñuy xame man maa ngi étudiant mu nekk élève ñuy fréquenté sama kër je pense que bu ñuy wax fan si club jamono ñun ñi ñoo ko créé woon ay jamono booba sama néeg lañ ko doon def di fa déglu super jamono ba tey bàyyi teew ñu yàlla boole waat ñu àndaat si Abdoulaye Diouf Sarr muy ka nga xam ne il m'a toujours défendu njàmme lu ma bëgg ko lu ma ndisi sax ne dama ko bëgg si politique bi njàmme lu ko bëggoon danaan toog naa donc Papa Diop maa ngi seede ne am nga doom ju baax damaa jël avion fekk Ziguinchor wala passation de service dama toog fi benn dimanche ne ko njàmme samedi dinaa ñëw Ziguinchor nga xam ne baax rek moo am solo maam ku ma fa xam ma dem si moom ñuy waxtaan mu ne ma benn fi ñëwoon mission ma ne ko noonu dama doon seet si njàmme directeur hôpital bu bees bi sama xarit la sama lépp la mu ne Abdou maa ngi lay seedeel ne kooku de xaw ma ko mais mu ngi jëf ju baax si koñ bi ne ma Alioune Thiaw am na lu mu wax léegi ne ma dañoo am suñu ASC bu nekk fii moo ñi nekk si ginnaaw hôpital bi njàmme mooy seen parrain moo def lépp seen nawataan yi mu ne ma dëj bu am njàmmee nga fa ku fi ngénte njàmmee nga fa je pense que njàmme nii loolu lañ koy doyee ñi nga mel fii buñ demoon Ziguinchor ñu wax ñu leneen dinañu xala jaaxal donc dañ lay sant di la gërëm et tu as été tellement loyal envers Abdoulaye Diouf Sarr loolu nga wane wax nga dëgg nag dëkk bi dafa am du ñu bàyyi ñaari nit ñuy ànd mais li nga wax message bi nga lancé dégg nañ ko je pense que famille dafa sacré nañ la bàyyeex sa famille famille dafa sacré nañ la bàyyeex sa njaboot famille dafa sacré nañ la bàyyeex seen waa kër donc li nga wax le message était perçu incha allah lépp luñ si mën a dox dinañ ko dox si diggante kilifa gi ak ñooñu fi am pour ñu mën ko lal et je pense que li may wax nag jeunes yi laa koy adressé yéen jeunes yi dafa am lu ngeen war a jouer Abdoulaye Diouf Sarr bu kenn jaxase jeune am lu mu waroon def si ab jeunesse am def na ko Abdoulaye mooy ki nga xam ne tey jii man xam naa fi ay responsable yu bari mais Abdoulaye Diouf Sarr li mu defal ay jeune am fii laa wax tel wax que benn responsable dafa ko ay jeune am bu liggéey amee dinañ ji ma wutal bu leneen amee dinañ ji ma wutal seddaale nag lépp matul ku seddaale bàyyi mais ñi amagul nañu jàppale incha allah dinañu am nañu bañ a xaddi nañu bañ a yàkkamti nañu jàppale notre leader le ministre Abdoulaye Diouf Sarr yàlla defal ñu au soir du 22 incha allah ñu ñëw feete ko di félicité waat bu baax waa Ngapparu di leen wax ne saa xam naa bés bu ngeen génnee musaba dina am fekkee ñetti néeg bu ñu génnee rek waa mbëddëfum organisé lii wax fa dëgg yàlla on félicite sur la jeunesse tey li ma neex si meeting bi mooy jeunes yi ñoo fi ëpp donc li gars yi wax naan jeunes dañu bàyyi Abdoulaye Diouf Sarr c'est pas vrai Abdoulaye Diouf Sarr jeunesse am ñu ngi si wetam ba léegi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne donc nañ commencé les proximités au soir de 22 ñu mën a gagné incha allah je vous remercie yéen ñëpp ñu ngi leen di sant. ci dëkk bi kon nag yow am na taxawaay boo xamee ne da nga ko war a am moo tax moom si liw may ñaax moo tax ma am sawarte goo xamee ne lu Ngapparu xewle ma jiit fi tey mun naa wax ne 5 heures maa fi jiit Njambe Diop sax maa ko fi jiit mais dégg naa sànq waa ji mu ne Djibi Diagne responsable politique bu Mbengeen mais man dëkk Mbengeen laa dëkk mais mbëddaxum ji laa daa yeewoo
tey jii su ma xamoon ne mbëddëxut moo aye kon dinaa si def sama loxo saf na ba pare mais kon doon naa ko gën a safal ndax man comme niñ koy waxee poobar laa xorom laa ci cin lu ma fekk lu ma bokk dama koy gën a safal ba mu gën a neex di nuyu Adja Ndeye Male parce que bu ma doon nuyoo bu ma nuyoo Abdou Naar war naa laa nuyu ndax yéen fi taxawal mais nag dama ne dafa am leneen lu gën a xew lii xew mooy Abdoulaye Diouf Sarr dama ne élection am na fi ba tàyyi mais élection bi bokkul ak yii fi amoon donc bu ñu taxawoon benn fukk la ñu war a taxaw léegi li ko waral mooy dama ne Médoune wax na ko nee na 8 heures na ku nekk dem voté ji parce que lii am solo mooy dañuy compter dañuy wàññi bu ñu wàññee kii ëppale yaa gagné kon nag ñu fexe ba teel a dem teel a voté teel a gagné ndax bu ndi ko gars yi waxee le 23 ñu mën a toog féete ko di gërëm Aziz Ndoye moom mu naax ne sama nijaay la parce que xaritu maas la woon fu ne ànd na fa dem naa foofu moom Aziz yàlla yokk sa fan mais ngaa la di la dolli di la gërëm di gërëm Pape Diop njàmbe nag mu wax ma ne am xam nga lu ma yooyee papa xam nga lu tax moo tax ma ne maax moo may am xorom la poobar la comme man lu mu sëmba lu mu jaxasee rek mu neex waaye tàccu leen loolu dama ne njàmbe lu mu jàmba mu neex moo wax Abdou Naar reyam xam nga xale bi wax na fi léegi ne Abdou Naar lu mu oote njàmbe fay jiit mais Abdou Naar rek day kenn ku yàlla baaxal la ku yàlla defar la moo tax Abdoulaye Diouf Sarr nee na kii mooy bouclier mooy équilibre moo koy doxal lépp loolu koo wóolul doo ko defal Abdou yal na yàlla yokk sa taxawaay yokk sa wér taxawaay bu baax a baax di gërëm nag Ousseynou Diop lii tax ma koy gërëm maa ko mag mais moo ma jàngal oto moo ma jàngal dara moo ma njëkk a yóbbu Almesero jox ko oto ne ma dawal gars yi classe la bu leen faale donc moom maa ngi koy gërëm dama am conseiller nag dama am conseiller si groupe bi sama conseiller mu ngi nii mooy Aziz Sow lu may mébét ci jëm ko ci lu doxal pour Abdoulaye Diouf Sarr gagné Abdou Naar dem ci kanam dëkk bi dem ci kanam moom laa koy laaj bu ma ko laajee mu ne ma doxalal lii defal lii parce que moom laa jàppale moo nekk ci politique bi waaw ku ne xam na xonq bopp yi nit ñi nekk ci dëkk bi moo tax dinaa gërëm Assane sama élève la maa ko jàngal damay am mbégte ci dëkk bi bu may dox parce que ñi mel ay Camara Guèye ñooñu ñëpp yàlla def maa leen jàngal dëggal dogal ci kaw wax ko taal sa loxo c'est responsable politique nee na maa ko jàngal sama beneen élève nga nële kon nag liggéey naa fi loo xam ne mu ngi sax dañ ne li nga ji rek moom mooy def yal na leen yàlla bàcceel te def na ko ba pare waaw di gërëm ñëpp di sant ñëpp ak yow waa jërëjëf beneen nga nële donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp yal nañu yàlla taxaw ba le 23 ñu dégg ne Abdoulaye Diouf Sarr falu na mais nag li may wax mooy dafa des baal maa gudd na mais dafa des lii des mooy Dakar Abdoulaye Diouf Sarr dafa war a falu Dakar parce que ku président de la République tànn ci ñépp ne la yow laa wóolu kon moom la comme moom la nag dañ ko war a jàppale ba Dakar gii ba Yoff d'abord ñu am fi suffrage boo xamee ne musu ko fi am ñëpp voteel ko buñ ko voteelee mu am base bu dëgër ñu door a ànd ak moom dem Dakar Yoff laa juddoo fii laa màggee mais Dakar laa dëkk nee naa fépp fu ma xam ci Dakar sportif bu ne dinaa la seeti ne la voté la Abdoulaye Diouf Sarr te bu neexee yàlla le 23 incha allah ci barke sama sëriñ yàlla dinañ defal ndam allahumma salli ala sayyidina Muhammad ñun kay ñoo ko deseel te liñ ko mën a faye mooy voté yaa ngi ñëw ñu ngi leen koy ñaan yéen ñépp képp kuy voté na nga sànnil Abdoulaye Diouf Sarr
loolu laa amoon lu may wax si Abdoulaye Diouf Sarr di arrière nag si ginnaaw di gërëm public bi nga xam ne ñoo ngi sama ginnaaw soo limee da ngay juum di gërëm ñoom taan Nday Mareem ñoom taan Faaj Thiaw ñoom Abdou Naar ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm waaye nag mention spéciale à monsieur Ndiambe Diop mention spéciale à monsieur Ndiambe Diop Ndiambe amuñu lu ñu ko fayee dañ koy ñaanal yàlla Ndiambe lu mu yootu yàlla na ko jot yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg yépp parce que Ndiambe moom moo jël mbëddëxun rek bëggal ko boppam chaque jour ñu ngi jokkoo ak moom muy waxtaan ak ñun si wàllu waa mbëddëxun nañu yaasay maa ngi seen ginnaaw lépp lu ngeen tracé man Ndiambe maa ngi seen ginnaaw la mu waxoon ba mu ko waxee ba tey dellu si ginnaaw kon donc ñun bu ñu amee fit am dëgër laay ba taxawal lii grâce à monsieur Ndiambe Diop kon nag Ndiambe 1 milliard de merci mënuñu la fay yàlla moo am sa fay ñu ngi ñaan yàlla yal na la yàlla fay di dellu nag di gërëm sama jabar yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir kër gi parce que affaire bi bañ ko diggee ba léegi tooguñu taxawaaluñu ñoom ñëpp a ànda nekk benn comme ña nga sàll ni mu ko waxee rek si avant première bi nee na mbëddëxun rakka toppa mag la mu waxoon dara dañu si ñun ñëpp dañu àndandoo nekk benn di dóorandoo di xàcceendoo di dóorandoo kon donc mbëddëxun fii ñu ngi ñaanal yàlla jàppale ñu ba lépp lu ñu sumba yàlla jàppale ñu si ñu ànd nag ak waa Ngaparou ñi nga xamante ne kenn desul góor desul jigéen desul mag desul ndaw desul vraiment yéen ñëpp amuñu seen fay yal na yàlla fay leen Saf Mbay yow aw ma sa fay yàlla moo am sa fay depuis affaire bi moom it biñ ko diggee ba léegi mu ngi sama ginnaaw di ma jàppale namaan yaa say demal incha allah dina baax maa sa ginnaaw fii la yendu si kër gi fi la yendu si kii bi mu jógee fële jaar na fee mais fi la yendu après si kër gi kon nag donc Saf gis nañ sa taxawaay si kii bi ñu ngi lay gërëm di la sant ñu tudd Ndey Ndooy kontaan naa yow it si participation bi nga def fulaar yi nga jox xare yi mu taaral bés bi torop vraiment kontaan nañ si wasalaam da ngeen baal ñu àq bu lu si yàqu rek si man la. Diop xale yi Ngaparou amuñu sa fay Ndiambe Diop yaa man si jeunesse bi Ndiambe Diop yaa man si càkka ji bi ñuy jooy ay moquette daf ko yëg rek Ngaparou am ay moquette ñuy jooy peinture nee na peinture yëpp moom moo ko jël en charge donc Ndiambe Diop Ngaparou amuñu sa fay Ndiambe Diop sa ginnaaw la ñuy topp ànd ak yow toogaat Diouf Sarr yow yóbbu ko Ndakaaru incha allah. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jël nuyoo di ko jox Abdoulaye mi nga xamante ne moom la Abdoulaye Diouf Sarr yebal fii te ku ne xam na diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Abdoulaye du ñu ñaar benn lañ kon Abdoulaye Diouf Sarr bu amee confiance jox ko Abdoulaye jël ko tekk ci Yoff mu àggal mission te dara tàggaw ci mu ñu ko baax alors jaboote ñëpp kon bu teewee fii nañ jël nuyoo bi fekk ci loxam mu joxal ñu ko monsieur le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr bon di jël nuyoo bi aussi di ko jox Papa Aziz mi nga xamante ne tey moo fi représenté magu quartier bi yëpp ak suñu Papa Diop di nuyu aussi Ndeye Marème Gueye Nogoy Mbuub ak Saf Mbay ñi nga xamante ne aussi ñooy responsable politique yi di nuyu aussi comité électoral bi jigéen ñëpp di ko jël di ko teg si loxol Fatou Thiaw mu lay gërëm bu baax parce que taxawaay rafet na trop ci aussi ci Ngaparou di nuyu ñi nga xamante ne ñi dama doon ànd ak ñoom at yi yëpp di campagne ku mel ni ñoom Papa Eusé ñoom Roger ak ñoom Kos vraiment campagne bu ñëw daanan teel a commencé di liggéey bu mucc ayib fi ci Ngaparou kon bu ñu taxawee ci gannaaw aussi war na leen gërëm di nuyoo ñi nga xamante ne ñi aussi ñoo bokk dëkk bi yëpp muy jeunesse bi surtout jeunesse bu Mbodakhoune bi vraiment kontaan nañ trop si yéen te aussi je crois que ne li leen doon xaare élection yi passé yëpp ni ngeen ko taxawoon di dugg ci kër yi kon tey bu ngeen organiser aussi lu mel nii
bon dañ ci kontaan trop bon di nuyoo aussi Papa Djibi Diagne bon bu toogee fii tey di waru fi jaaxal kenn parce que Ngaparou dafa am kilifa googu yàlla defoon bu waxee fii ñëpp dañuy dégg ay kàddoom muy benn kàddoom muy suñu Papa Mass Mbaye loolu mu doon def nag boobu ba léegi Papa Djibi lépp du xaw si Ngaparou taxawaay boobu la fay taxawee kon bu taxawee fii aussi war nañ ko gërëm sant ko ci loolu te ku nekk gis na aussi engagement bi nga xamante ne aussi moom la jël koos maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu as vraiment jërëjëf sa taxawaay rafet na ku ma limul nag nga xam ne rek boo xel ni moo fat te aussi dafa guddi bon maa ngi leen di gërëm bu baax di wax nag jeunesse bi dégg ngeen fii kàddu yu fi jub yëpp coow lu bari yeeg ndënd yeeg yëpp dafa am loo xamante ne moo ëpp importance kon ku si ne nag war nga tiit parce que Abdoulaye Diouf Sarr bu président Macky Sall ñëwee tànn na ko ci Ndakaaru muy doomu Yoff jël lépp nekk yow yaa ma doy dénk ko vraiment ñun war nañu xar suñu tànk tubéy problème bi nag nekkul si gagné élection yi même Abdoulaye Diouf Sarr bu ko gagné te Yoff gii alors amu fi poids benn bi kooku vraiment kooku ñun waa Yoff dafay mel ni que liggéeyu dara waaw parce que élection yi fi jàll yëpp daanaka Yoff moo ci génn kii pouvoir bi nga xamante ne moo ëpp solo loolu ñu fi defoon nag dañu war a def de plus que ça parce que Ablaye bu demee fële ñu ne moo gagné élection yi te amul li nga xamante ni dafa war si Yoff kon dafay mel ni que moom gagné élection yi parce que bu boobaa loolu aw xas lay doon donc nag ñun war nañ def le tout kon na ma leen ko daa waxee wax ji ko wax ñi fi waxoon nag moom lañ fi waxaat rek ce jour là ne bu fi kenn togg ak ceeb ne ñëpp togg ay ñànkatam si guddi gi bu ngeen xëyee defar seeni sauce dem teel a voté yi bu boobaa nag du jour du 23 ñu jël pouvoir bi heure bii fekk ñuy feete Yoff feete Dakar ñaari vote amu fi pour ñun benn vote rek moo fi am waaw parce que benn candidat lañ am moo nekk fii nekk fa bu ñu góorgóorloo incha allah te nekk du defe ne yaa war gagné élection yi bu boobaa problème du fi am maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp parce que wax ji dama koy bàyyi Ndiambe Diop ñi nga xamante ne nii alors moom bés bi man dama doon ubbee rek te yàlla xam na ne aussi adduna dama mënul ñàkk bañ a présenté wu mais waa Njaañeen famille tànk Ngor Wakaam Yoff Dakar bu Mbuur ñu ngi toog nii di ma xaar bu may xaar mais lii dafa jaaduwul woon nga ñëw fekkoo ma fi kon dafay mel ni man alors respecté wu ma la te xam naa aussi fi nga ma teg te Njaañeen famille boobu incha allah du 25 décembre man lan tànn ne sama kër lañ ko war a def àdduna génn fa la ñu daje mu tombé aussi ak même élection yi kon bu boobaa lépp lu ñu fa war incha allah dañ ko def maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. ma joxoon rek ñëpp albataku ma xam ne mbataxum ji kon baaxul ma fi mais li ma fi gis tey ma conforté la li ma fi gis tey mbataxum ji avant ma wax damay kay wax histoire la Ngaparou mu ngi judd 1621 Mbadakhoune judd 1956 Mbadakhoune gii nag ku ñu wax Baye Doudou Dieng moo jóge Mexe jóge dëkk bi ñu naan Mbadakhoune mu ñëw fii moo fi dëkk fi naan moo tax ñu di ko wax Mbadakhoune bu demee ginnaaw bi ñu ne ko Mbadakhoune wante maa ngi leen di xamal ne li may wax nii amul benn problème mooy am na koo xamante ni sama benn adversaire moom bu ñibbee moom du neew muy Abdou Naar li ma gis fii tey ñetti kër la rek ñetti kër la rek Abdou ñetti kër la rek dina ko na nga ba tey ba góor xam naa ne doon nelaw Marème xam naa ne kay dem mer la fanaan non am na loo xamante ne maa ngi koy wax Ndiambe Diop dama koy gërëm di ko sant moo waral lépp Ndiambe ngi ci terrain bi depuis 9 mois Ndiambe moo joxe mayo yi Ndiakho moo joxe yëpp lépp lu fi am Ndiambe moo koy joxe yàlla na yàlla jàppale parce que suma bébé boo gisee mu mel nii mooy que ne Ndiambe moo ko dox
bu ñëpp a toogee teg si loxo suñu responsable femme muy Tane Fatou Thiaw Ndoye di si teg Ndeye Ndoye Ndour di jël nuyoo Yoff gi yëpp di ko teg si loxo Abdou Naar Mbengue mi nga xam ne moo fi représenté tey maire bu Yoff di nuyu honorable député Ndeye Marième Gueye di nuyu nag sama yaayu bopp Adja Nogoy Mbuub nga xam ne bu lii lépp amee grâce à moom di nuyu Njàmbe bu baax sama frère di rafetlu teewaayu waa Mbadakhoune ak jàpp waa Mbadakhoune ni ñu jàppee di remercier tam Yaasay man nag li ma siy wax bariwul li may wax xam nga mooy lan politique la ñu woote kaf gi neex na torop animation bi neex na torop mais li gën a ëpp ful la xam nga mooy lan ñu fexe ba ñàkk suñu tool bi mooy li nga xamante ne moom la Abdoulaye Diouf Sarr yor ñu bañ ko yàqal li nga xamante ne moom la Abdoulaye Diouf Sarr am fii si Ngaparou ñu téyel ko fukki loxo ak juróom-ñett fii nag Ngaparou ñun dañu am kilifa muy tonton Ngalla Mbengue ñun ñëpp bu nee waaw Ngaparou gépp ne waaw mu ànd ak tonton Medou Ndoye mu nekk fii suñu chef de quartier Mbadakhoune man Mbadakhoune laa dëkk de damay doomi géwél rek mais Mbadakhoune gii fii laay sëy sama kër fii la nekk si Mbadakhoune kon tey bu waa Mbadakhoune ayee dama si war a jàpp dama si war a bokk di ñaan yàlla nag ñun ñii di waa Ngaparou bu bés baa comme niñ ko doon defee Ngaparou defee ne man maa fi xawoon nekk seen bec noir te ñibbisi naa derrière mon frère Ndiambe Diop derrière mon frère Abdoulaye Diouf Sarr kon yaakaar naa ne Ngaparou war a doon 50 pour cent 100 pour cent 200 pour cent sax la ñu war a wax pour Abdoulaye Diouf Sarr vraiment maa ngi leen di remercier yéen ñëpp. moo teg ko si loxo El Hadji Ngalla Mbengue bu jottali ko suñu papa Diop mi nga xamante ne bi mu yëgee ne langa nañ fii rek dafa daal di solu génn ñëw toog muy père Papa Diop muy bàyyam Ndiambe Diop ñuy rafetlu teewaayam ci mbir mi ak suñu papa Abdoul Aziz Ndoye Alain conseiller spécial bu Abdoulaye Diouf Sarr ñoom waa Ngaparou ñooñu lay tudd si nuyoo bi ñu jottali ka ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw ñëpp sama ndijaay tonton Jibi Diagne nuyu naa la di remercier section bi nga xamante ne moo nekk fii ci Mbadakhoune Assane Diène nekk ci kanam ànd si ak ay soxnaam ànd si ak ay sërëm ñoom yaa sëy ànd si ak la jeunesse de Mbadakhoune ñoo taxaw nii ku ne yaa ngi nele sànq di manifesté wu biñ ma joxee parole bi waaw sama gars yi bëgg naa leen yaa ngeen jëf ñii Mbadakhoune 2011 laa fi toxu laa ñibbise fii si Mbadakhoune dëkk fi 2011 bi ma fi dëkkee ba léegi Mbadakhoune li ma fi fekk mooy benn kàddu xale yëpp ñooy ànd groupe yëpp ñoo bokk benn groupe ñoom ñëpp ñooy ànd am benn kàddu vraiment muy dëkk bu am jàmm asu ñu lay remercier ndax bi ñu toogee ne dañuy def lancement activité comité électoral bu Ngaparou biñ leen choisir yéen waa Mbadakhoune ne woo leen parewuñu da ngeen d'accord te biñ fi ñëwee xam nañ ne pare ngeen parce que ku gis li xam ne pare ngeen ñu ngi leen ciy remercier bu baax di leen gën a wax ngeen gën a jàpp beneen bi li may wax mooy ñun waa Ngaparou laay wax man li may wax ragaluma ko te yéen caméra yi dama bëgg ngeen jël ma bu baax mu jàll si ñoom siyaasa fépp télé Yoff yëpp na si jàll li may wax dama ko ñemee suñu yaay yi ñu àndal ñoom Bisin ñoom Adja Mbathio Ndour ñoom Pàccaw Ndooy ak ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy la jeunesse ànd si ak monsieur Ndiambe Diop DG de l'hôpital de Ziguinchor président de l'ASC Ngaparou monsieur Aline Thiaw dama ne élection yi ñu jëm yii nga xamante ne si leen jëm nii du élection yenn yu ñuy négocier fii si Ngaparou te du leen ma bu baax du ay élection yoo xamante ne dañuy neexal qui que ce soit ku bëgg a jël Yoff opposé état yow nga génn rond-point Yoff dem patuwaa gële nga opposé état fii dafa am suñuy mag lu ñu daa wax suñuy maam ñoom El Hadji Ngalla Samba yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ñun waa Yoff du ñu jotee ak état ñun waa Yoff du ñu opposé ak état waa léegi ñun waa Yoff surtout ñun waa Ngaparou ñu am un fils
muy monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et action sociale mu ne day jëlaat mairie Yoff bu jëlaatee mairie Yoff day dem jëli Dakar waaw mais non vraiment ku si jàppul maa ko wax da nga soxor je le dis et je le répète da nga soxor dama ne élection yi ñu jëm nii muy le 23 janvier man teg naa sama bakken si proximité si meeting si dugg si kër yi fépp fu candidat am sax man mu dugal parce que non attention ki kay defal daf ko jar Abdoulaye Diouf Sarr daf ko jar te c'est un fils de Ngaparou jaune et noir bon dëgg te di baal ax di ñaan yàlla nañu yàlla boole jéggal xanaa jaaxle ngeen de Ndeye Ndoye mi jaune noir oon léegi moo rouge blanc xam naa jaaxle ngeen xalaatuma woon sax am parole nag dama doon liggéey Ndiambe Diop woññi ma donc ñu ngi gërëm ñu ngi sant di ñuy ñi ci présidium bi di ci jiital monsieur le maire Abdoulaye Mbengue di ci teg suñu responsable des femmes Adja Ndeye Marème Gueye honorable député di nuyu nag sama yaay bopp tan fàccew ndooy di nuyu Saf Mbay nuyu naa Ngaparou gépp mais ngeen baal ma rek ma tudd ñooñu di gërëm sama xarit sama soppe Soxati Diop ndax li mu def ni yombul monsieur Djibi Diagne dama fàtte man si élèves yi laa bokkoon ak Assane di gërëm waa Mbadakhoune vraiment mention spéciale waa Mbadakhoune man Ndiambe Diop man dama xalaat ko ne dañuy def comité électoral wala lii meeting la comité électoral kon mention spéciale à Ndiambe Diop Ndiambe kontaan nga Ndiambe jërëjëf Ndiambe su ma waxee jërëjëf si Ndiambe dinañ ma wax lan moo tax ma wax ko mais dinaa ko wax Ndiambe dama nekk mu hôpital Dantec su cas social ñëwee ma dem ci Ndiambe wax ko monsieur le ministre du ko yëg Ndiambe di ko faj ba jóge fa dem Casamance xam nga man lan laa lay ñaanal nga ñëwaat hôpital Dantec fekk ma fa dama leen di xamal ne yéen jigéen ñi man sama wax toujours si yéen laa koy wax góor ñi ñoom gàcce ngaalaama Papa Ngalla Mbengue jërëjëf suñu responsable jërëjëf góor ñi ñoom bu ma juumulee gàcce ngaalaama waaye jigéen ñi wax leen nag seeni doom ku ne na wax ak doomam ku nekk na wax ak boroom këram ku ne na wax ak jabaram parce que enjeu bi ne si politique bi dama yaakaar da ngeen ko xamul man damay dégg xale naan damay uti bourse maire Dakar waa léegi maire Dakar boobu yàlla def suñu doom suñu deret dëkk Yoff juddoo Ngaparou soxla maire de Dakar donc dama ne kalaa naan naam ne fa soo leen voté Abdoulaye Diouf Sarr au niveau de Yoff ba pare mu gagné comme na mu gagné woon bale passé ñu voté ko Dakar mu gagné Dakar su boobaa bourse dootuñu jafe dama dégg démb benn waaye yor benn slogan am naan jigéen du pour bale moom da xamul li xew jigéen ñoo xam ne bu ñu balee balaa 11h ñu togg seeni añ def ba mu baax kon dafa juum waa joojuy wax dafa juum ndax balekat yi ku leen xooloon démb xool leen tey xam ne bale amal na leen njariñ dama ne jigéen ñi yéen ñaanatu leen kenn grâce à Abdoulaye Diouf Sarr donc Abdoulaye Diouf Sarr buñ ko joxaatee mairie bii lu raw loolu la ñuy am nañu takk suñuy sër ñii mën a sol ay pantalon takk seen ay training porte à porte seet nit ñi ku am mbokk waxtaan ak moom dama ne fii ba Fongolemi mi ku am mbokk yaakaar ne bu votalee pa APR Abdoulaye Diouf Sarr gagné nanga ko seeti man de pare naa waa Bargny gépp naa leen andi Yoff changé seen ay kayit ñu voté Abdoulaye Diouf Sarr mu gagné wa salaam. vraiment di am mbégte ak kontaan de teew tey ci meeting bi dañuy tàmbali nuyoo bi jox ko suñu kilifa yi nekk si président bi di jël lépp fekk si wax monsieur le premier adjoint Abdoulaye Mbengue tey Abdoulaye mooy Abdoulaye Diouf Sarr
moom moo présidé yëf yi kon nuyoo bi lu mu rëy rek monsieur le maire teg nañ ko sa loxo di nuyu suñu ay papa yu nekk ci kaw présidium bi bu ñu limee juum mais nañ ñu may rek ñu nuyu suñu papa Diop muy papa ci Njàmbe di suñu papa ñun ñëpp wax dëgg yàlla mu am taxawaay bu rafet ci ñun ndax politique moom boo ci amee doom di nga dégg lu ne rawatina ñuy ñëw sa kër sax des fois dafa def fréquentation loolu rek dafa rafet kon papa ñu ngi lay gërëm di la sant may nuyu femmes yi fi nekk yëpp sama yaay yi damay bañ a lim bu ma limee juum maa leen nuyu yéen ñëpp ma jël nuyoo bi teg ko si loxo honorable sama yaay Ndeye Marème yaay la yaay dëggantaan la ndax dafa am lu ko boole woon ak waajur dem bàyyi ko fi muy doxal loolu mu lay gërëm di la sant di nuyu aussi sama ndróowaane yaay maa ngi lay nuyu di la sant di féliciter waa Ngaparou rawatina waa Mbadakhoune ci organisation du ma ko tuddee meeting comme Njàmbe nee ne lancement la rek échauffement la rek mu ngeen di féliciter ci échauffement bi wax dëgg yàlla lii dafa am solo ndax politique vraiment dafa laaj une animation parfaite te waa Ngaparou yéen a ngi ci yoon wi ñu leen ciy féliciter di leen encourager di beral nuyoo Njàmbe Diop Njàmbe man de dama ko téye ndax Abdou Naar dama ko téye ndax ni mu téye Abdou Naar loolu laa téye Njàmbe ma gis mu koy doxe di ko waxe di ko jëfe bu meloon neneen noo xamante ne nii melu ko rek maa moom dañuy mbëkkante ndax nit dina la toll foo xamante ne nii ku ko laal rek da lay laal kon maa ngi koy nuyu di ko féliciter di ko encourager ci liggéey bi may dëggal kàddu yi nga xamante ne nii Ami Top wax na ko sànq muy sama rakk la dëgg yàlla doon ànd ak sama rakk Ndey Seck ma koy gis sama kër boobu politique amagul ma rakkoo ko ma magoo ma sama yaay defoon ko doomam yaayam def ma doomam kon ay magax rakk lañ ay camarades de parti lañ Ablaye Diouf Sarr mooy suñu kilifa moo ñu boole ci politique ñu ànd di liggéey yal na yàlla continuer di rafetal ànd bi may ñaan rek tollu na ci politique foo xamante ne nii wax dëgg yàlla soxlaa nañu jàppale ko kon damay demander à toute la jeunesse ñu bàyyi ko xel taxawu ko ci mission bi nga xamante ne nii moom lañ ko dee xam naa bu ñu jógee fii am na loo xamante ne nii man Babacar sama rôle la sama responsabilité la am loolu dinaa ko taxawee dinaa ko dox wax ko incha allah rabbi dina sotti ni mu war a sotti di nuyu toute la jeunesse féminine Abdoulaye Diouf Sarr dafa am particularité ci politique am mooy ay jigéenam ay jeunes filles am dañoo xarañ lool dañoo yëngatu lool bu ñu doon soxla confirmation léegi rek dañu naan ëpp na mbërëm doomu ñee ëpp na mbërëm rek ñu xool ñu leen sagal di leen nuyu tey wax ji du mën a gudd dañuy lancer benn appel rek dañuy lancer un appel fort un message fort ci li nga xamante ne nii moom lañ njagaree mbay yi fas génnee politique fi nga xamante ne nii moom mooy Yoff bu ñu demee ba ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy njabootu Abdoulaye Diouf Sarr 2012 ba tey ñuy gagné ay élection di gagné ay élection ba tey en 2022 ñu war a tàllalaat loxo waa Yoff il faut ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk njabootu Abdoulaye Diouf Sarr ñu am dëgër laay seen dëgër laay mooy ñun ki ñu yoroon changé wul yeesul delluwul gannaaw dafa gën a jëm kanam jëm kaw kon ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay nitam waruñu changé waruñu yees waruñu dellu ginnaaw dañu war a mën a gën a dëgër
taxawu ko si li nga xamante ne nii moom lañ jëm loolu li koy firnde mooy ñu dugg ci kër yi dugg ci kër yi yëpp nekk benn say dugg ci kër yi waxtaan ak njaboot yi sensibiliser leen si li nga xamante ne nii moom lañ jëm élection yi ñu jëm élection à risque la pour Yoff amuñu droit perte amuñu droit perte Yoff amuñu droit perte Dakar dañu war a gagner ñun ñett ku si nekk rek kenn ku si ñun war nga jàpp ne élection yi yow yaa ko war a gagner nga def ko problème conscience saa yoo tëddee di ko xalaat di ko xëyaale daf lay permettre chaque jour rek ngay gën a multiplier li nga xamante ne nii moom mooy électeurs yi ak militants yi loolu mooy li nga xamante ne nii moo war a nekk suñu taxawaay li si des nag ñu dénk ko suñu borom suñu mbëri yeesul bu ñu góorgóorloo rek dañuy am ay résultats yu parfait kon yàlla nañu yàlla sottal yàlla nañu yàlla dimbali ba lépp loo xamante ne nii dañ koy bëgg si élection yi rek ñu mën ko réussir message bu gàtt boobu laa doon lancé ñëpp di ñaan yàlla rek ñu boole suñuy xol ñun ñëpp ànd ak yéenante jàmm ànd ak booloo lépp loo xamante ne nii contentieux la fa lay terminé dinaa ko dox man Babacar ba mu nekk benn may am un regret bu ma ñëwee fii taxaw waxuma ko rek sama ngor dafay des damay ñaan li nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk suñuy kilifa yëpp ñu dem régler le problème de Baye Ousseynou Diop et de Didier Laye ñu indiwaat leen si njaboot bi suñu ay ndaw lañ soxlaa nañ leen te bëgg nañ leen gis si li nga xamante ne nii moom mooy laa ngay allahumma salli ala sayyidina Muhammad